man li ma ci jaaxal rek mooy c'est vrai que expliquer nga quand même. Mais bu fekkente ni da nga ni ma parce que loolu c'est important. soo nee ma man fu ma dem seen problème lii lañ may wax. lii lañ may wax lii lañ may wax. alors que problème yooyu. yow en amont waroon nga ko régler avant ngay nekk candidat parce que ci état bi nga bokk. mais moo tax ma ne la pàcc boo ci jël néew ma la régler nañ lépp Papa Ngagne man ci wàllu politique bu la neexee nga ni bokk ma APR bokk ma Benno Bokk Yaakaar man Macky Sall la c'est-à-dire loolu mooy dëgg bi et puis c'est pas la première fois may toog ci plateau di wax ni que d'accord ma man toog naa ci sa plateau bii nga ni ma membre gouvernemental man la ñii mënuñu donc c'est pas la première fois may am position yooyu quand même buñ toog ba élection locale am ñu bëgg ma wax ni que lii dafa lii man yàgg naa wax li ma xalaat ak li ma gëm. D'accord. du toog naa ci sa plateau fii nga ne ma non nan ngay bokk man la mais parce que loolu mooy dëgg mënul. wala engagé wul dañu am problème engagement donc du lu bees man nee naa la bu fekkee ni que dañ may seet pour jàpp ma ndax ay Benno Bokk Yaakaar ay mi ngi xeex ak kii mi ngi xeex ak kële la vérité au vrai sens du mot mooy man Macky Sall la buñ naree xëccoog man APR ma bàyyi leen mën naa dese Macky Sall rek parce que moom laa pactisé wu ma ak keneen te du ma topp ci ginnaaw keneen parce que loolu laa gëm. loolu nag du militant. loolu n'a rien à voir avec militantisme. loolu xëy na moo gën a jege sax sympathisant wu Macky Sall mais pas militant wu APR. militant dafa am benn comportement bu mu war a mën a am. papa du ma topp si ginnaaw kenn. loolu je pense que loolu du waxu militant. Papa Ngagne man ci ku may topp da nga may ëppale ñaar da ngaa am lu ma amul ci jikko wala da ngaa mel noo xam ne bëggoon naa kaa mel ca melagu ma ni man kooku laay tànn kilifa. du ci am du ci leneen ci comportement la noonu laay toppee nit mais nee naa la bu fekkee ni que ci loolu ngay sukkandiku pour ni du ma militant jàppal ni que du ma militant APR mais man makiste la ba ma koy topp ba may ànd ak moom APR amagul mais nag am naa sañ-sañu boobu bu fekkee ni que dañ ma bëgg a tënk ci biir APR wala ci Benno Bokk Yaakaar ci lu ma d'accordul je préfère ma bàyyi leen ko loolu laa def. mais makiste moom mais je demeure makiste moom. su Macky Sall deful troisième mandat génn ci politique bi day ànd ak moom yóbbaale ko. waaw mais. makiste nga ma wax de. déggoo li ma la wax papa. makiste waaw. su dem da ko yóbbaale. ma ne déggoo li ma la wax. c'est-à-dire bu génnee ci gouvernement bi. dem defi leneen. makiste bi da koy toppaale. non Papa Ngagne li ma wax moo gën a leer. nee naa la moom laa àndaloon démb tey jii nii moom laa àndal suba moom lay àndal loolu koy leer na wala. ndax daf may yóbbaale wala du ma yóbbaale yàlla rek a xam mais nee naa la moom lay àndal. d'accord ok leneen li nga xam ni bëgg naa ñu taxaw ci. muy programme bi nga xam ni yaa ngi koy proposé waa Dakar. parce que wax nga ni ville de Dakar ci budget 60 milliards presque moom mooy budget bi. ne nga bu paasee meew ak ngalax ak yeneen defuñu ci dara. budget boobu d'abord xanaa pare nga pour consolider ko wala pour yokk ko. lan nga xalaat pour mën a yokk budget bi d'abord loolu ñàkkul xëy na nekk na ci sa programme. doo ñëw fekk budget bi peut-être ci 60 milliards bàyyi ko fa am nga ci idée. ban xalaat nga am ci lu mën a yokk budget bi. gis nga Papa Ngagne ko dégg mun la day yokk budget mooy day yokk taxes yi wala nga yokk système de recouvrement bi pour. élargir mais loolu tam xalaat la. boo yokkul taxes yi nga yokk système de recouvrement bi. waaw non damay expliquer. waaw moom mën a yokk budget. tout à fait c'est-à-dire buñ nee yokk rek. ci wàllu budget da ngay yokk taxes yi. wala nga yokk taux de recouvrement yi yokk taux de recouvrement bi nag mooy yoon bu baax jamono ji ñu toll ñiy wax ni dañuy yokk budget bi. nga créer aussi ay structure yoo xam ne mën nga ko recouvrer mën nga créer mën nga def leneen. non dama lay expliquer mën nga def leneen pour ñi ko wax la wax. ñaari yoon rek la ñuy yokkee budget yokk taxe wala yokk taux de recouvrement bi pénétration fiscale bi loolu mooy benn. mais ak créer foo mën a jëlee aussi ay taxes wala foo mën a recouvrer mën nga ko créer. non moo xam ci ay comment dirais-je ay grandes surfaces la wala leneen ak leneen. non loolu investissement la pour rentabiliser ko. waaw. loolu investissement la pour rentabiliser ko ñun li ñu proposé dans un premier temps. mooy réarticuler nomenclature budgétaire bi mooy c'est-à-dire dañuy jël benn part ni lii pour investissement la jël benn part ni lii pour fonctionnement la jël benn part. ni que lii pour économie sociale et solidaire la partie investissement bi
ci première année bi on va investir sur les infrastructures sportives loolu priorité la. loolu c'est important ci Dakar. deuxième priorité bi mooy économie. mais yaa ngi dugg ci programme bi te man dama la doon laaj. nan ngay yokkee budget bi kon par exemple parewuloo pour yokk ko. non li ñu wax nii. waaw ci li ñu départ suñu programme ci li ñu ko bindee ci budget actuel bi la bokk. d'accord maintenant ay perspectives pour yokku taux de pénétration bi ak taux de recouvrement bi. moom bokkul ci sa programme. ci bokk na ci programme bu ci bokkoon kay nga wax ma ko. bokk ci mooy li ma la wax en fait boo investir. waaw ci ay terrains sportifs c'est rentable boo investir ci réaménagement. ak marché yi mais da ngay yaa ngi yokk. waaw mais léegi nan la ñuy defee investissement yi moom laa la nekk di expliquer. ñun xam nga am na ñu naan la dégg naa ci kenn damay reetaan nee na dañ ko wax yow boo faloo lan ngay njëkk a def mu ne day dajale ñëpp laaj leen lan mooy seeni priorité. xam nga boo dee dajale ñëpp yow nga falu ba pare nga ni da ngay dajale ñëpp nag pour laaj leen seeni priorité wax dëgg yàlla mais loolu tooñ ñi la yow kay balaa ngaa dem di conquérir war nga xam lan mooy priorité nit ñi. d'accord xam nga loolu moo yenu maanaam. d'accord ci léegi loolu leer na ci wàllu budget mais ci wàllu coopération décentralisée am nga ci xalaat aussi. maanaam ubbeeku xool lan la yeneen réew yi mën a jëriñ Dakar ak ñoom aussi lan lañ leen mën a jëriñ. absolument parce que ci sa programme jël nga ko en compte wàll boobu. waaw surtout ci investissement ci investissement wu équipement sportif yi ak surface aménagée yi pour faire def sport professionnel parce que boobu mën naa la jox benn exemple bu ñu jël peut-être contact yooyu ak bëgguma def publicité mais boo jëlee plateau. amatuñu espace de jeu. stade Assane Diouf dem na c'est ça la vérité loolu mooy dëgg donc mënatoo am foo def stade boo xoolee carte bi fenn rek moo am espace mooy lycée Lamine Gueye. foofu nga mën a tabax 4 à 5 terrains yoo xam ne école bi dina ko utiliser moment bi ko école bi dina utiliser population yi di ko utiliser. mais léegi investissement yi bu fekkee ne investissement yu baax nga ko bëgg a def. il faut nga am coopération ñu la ci jàpp. naming lañ ko tuddee. mooy TFM am na xaalis bëgg na turam des ñu tudd turam mu ni tabaxal leen ma terrain TFM. mais d'ici 20 ans terrain bi TFM lay tudd. wala d'ici 100 ans terrain bi TFM lay tudd. lii laa yëkkati def ci loolu moo tudd naming. commencé nañ ay démarches parce que Dakar am na tur ak ay entreprises yoo xam ne bëgguma def seen publicité parce que fay ñu leen aussi commencé nañ bëgg nañ seen tur fës biir Dakar ñu terrain bii nii la tudd. loolu lañ prévoir par exemple. d'accord léegi ku wax aussi wàllu capital. ku ne xam na ni jamono bi dafa ànd ak connectivité. digitalisation. smart. donc smart start-up ak yëpp. lan nga ci am ci programme. xam nga ñun dañu wax ville smart rek boo seetlu après bon peut-être bi yoon duñ am jot mais ci émission bi ma def ak waa TFM ci show bi dañ ma laaj sama programme ma ni ñemeetuma wax parce que seetlu naa lu ma wax bu subaa ñëpp jël commencé wax dama wax économie dama wax intercommunalité ñoom ñëpp ñu jël intercommunalité ma ni leen dinaa leen wax fii nii point boo xam ni déggu leen kenn wax ko ci mi ngi suñ programme économie sociale et solidaire ndekete bañ tegee après ñi jaar ñëpp loolu la ñuy jël ñun dañu toog xalaat 1 an et demi pour bind programme def ko ak ay cabinet Smartville biñ koy xalaat c'était par rapport à un réaménagement de Dakar mu am contenu ñu accompagner ko d'un programme vert parce que Dakar mënatul mel ni mel marché yi mënatuñ mel ni mel oto yi waratuñu daw fépp ci Dakar surtout bu TER bi pare BRT bi pare am na fu oto di war a mën a yem am na fu ñu war a mën a jaayee am na fu ñu war a mën a jaayee et encombrement voie publique par yenn yi mënul continuer bu fekkee dañoo bëgg a defar loolu mooy yoon donc Smartville ñun continuer bi loolu lañ ci def c'est-à-dire ville boo xam ne di nga environnement bi c'est sain parce que balaa ngay investir ci santé au moins environnement bi na méngoo ak lu set donc Smartville loolu lañ ci def suñ programme
boo duggee Google tapé suñu programme di nga ko gis. d'accord où c'est expliqué ñun livre programme lañ déposé. gars yi ñemewuñ wax programme xam nga lu tax gars yi ñemewuñ wax programme parce que amuñu contenu. tey ci suba Alioune Tine daf ñu woo ñoom ñëpp a daw bi ñu déggee ni que maa ngi fa kenn nanguwul ñëw amu ci kenn ku nangoo ñëw mais donc mooy que bëgguñu wax et que amuñu programme c'est ça la vérité. d'accord léegi wax nga ma ci wàllu Dakar ak connectivité ak digitalisation ak par exemple ni nga ko bëgg a moderniser c'est important. marché Sandaga ku ne xam na ni amoon na coow. entre Plateau ak ville de Dakar. am nga ci xalaat itam. tey ci suba laa recevoir.